wëllëre di alxaaji Mor Gueye sopp na bi moom la yàlla baaxe mu dem ca concours Sénico ca El Hadji Abdoulaye Dia ñu di ko nuyu di suñu wëllëre ba mu demee ca concours ba wàññeeku ci yoon wi mu am yëg-yëg gu yàlla def ci xolam nekkuma woon ca oto ba ña mu àndaloon mën naa ci cité ku mel na Umar Dem ku mel na Morde ñoom ñi demoon mu ni ci xolam daal lii ma fekke tey ci Dakar am naa yéene daal mu am Thiès yéene bi ma am nag pour def ko Thiès xolam jàpp ni naa ko jox Idrissa Gueye bi mu ñëwee ba wax ma ko léegi mu jege ñaari at mu ñëw wax ma ko ndax weeru koor wam ma ko waxe woon jàll na ba ñuy duggaat koor mu ni ma daal dama am yéene bëgg a teral alquran te teraanga jooju daal ma bëgg ko door ci région de Thiès ma bëgg ko teg ci sa loxo ni ma dinaa dégager 10 millions pour ñu organiser bés boobule ba ma ko waxee nag ma di ko xalaat di ko togg ba ren ma ni daal xalaat bi mu am ngir telal alquran te yàlla ni inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun maa ko wàcca maa koy wattu bi mu jëlee xalaat bi teg ci sama loxo nag mouvement ànd dooleel daara ànd ko ak groupe sopp na bi fa tabarakallahu di El Hadji Mor Gueye ñu ni nañu taxawal bés boobu ñu doore ko nag ci région bi ndax nag kenn ku ne fa nga dëkk soo fa bayee lépp rafet lii mu def ci région de Thiès bu ñu ko defee Ndar ñii def ko Kaolack ñii def ko Fatick ñii def ko feneen léegi mu daj réew mi dara du ko dalal lu dul jàng alquran Sénégal suñu am-am ak suñu dal ak suñu jàmm du or du pétrole du gaz lan la mooy njaboot ji ñu yar leen ñu jàngal leen ñu fonk alquran ndax wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka bu ñu amee or am pétrole am lépp te doolee lu ñu alquran du ñu mujj lu dul ci ay xat-xat du ñu mujj lu dul ci ay jafe-jafe du ñu mujj lu dul ci ay problème kon loolu nag bi mu ñëwee ma ne nañu ko door ci région de Thiès moo tax ñu def appel lu mat weer bépp sëriñu daara bu nekk ci région de Thiès ak daara joo mën a yor du daaray tiijaan du daaray murit du daaray xaadir du daaray laayeen du daaray ku yor daara alquran la ñu wax yor xale boo xam ni ëppul fukki at ak juróom benn mu mokkal alquran ci riwaaya bu ko neex ci mu jànge ko mu mokkal alquran ubbil nañu ko buntu mu ñëw bokk ci concours boobule daara ju nekk nag mënu la joxe lu ëpp ñaari élève moo xam ñaari góor moo xam ñaari jigéen moo xam góor ak jigéen waaye daara ju ci ne ñaari taalibe la ñu ko wax mu indi ko yooyu nga xam ni moom la ñuy indi muy ñaari taalibe yooyu daara di indi ngir concours bi day mokkal alquran bu mokkalee alquran ba noppi du ëpp fukki at ak juróom benn yàlla dogal la itam ñu tànn jury boo xam ni juróomi nit ba juróom-ñaar ñooy saytu xale yi defuñu ko ngir kii ya raw wala këlee raw waaye dañu ko def ngir teral alquran ñu ni nag bépp daara joo xam ni bokku na ki nga xam ni moo jiitu dinañ ko jox 3 millions ki topp ci moom daanu ko jox 2 millions ki topp ci moom di ñetteel bi daanu ko jox 1 million waaye bépp daara joo xam ni participé na ci concours bii am na enveloppe bu ñu ko waajal ngir jox ko daara ju ci ne
bépp daara ju bokk ci concours bi am na enveloppe bu nu waaj ngir jox ko daara lii mooy li nu jàppandi surprise ya fay am nag leneen la bisu alquran la waaye lii mooy li nga xam ni moom la ñu tëral jongante boobu nag ñu koy def le 18 ak le 19 le 18 dina am daara yu def ñu ngi koy defee parcelle ca daara janu yor ca jumaa ja masjidu rasul muy daara alquran bi ma yor ci parcelle fa la ñuy defee jongante bi le 18 ñu génn fa juróomi xale yi raw le 19 ñu defaat génne juróomi xale yi raw muy fukki xale fukk yooyu nga xam ne nag ñoo génn juróom ya génn ca poule bële ak poule bi ñoom nag ñooy dem final le 25 mars incha allahu taala fan la ñuy defee final bi ci promenade des Thiessois muy place de France fa la ñu fas yéene defee final bi muy samedi bi njëkk ci weeru koor incha allah 10 heures ci suba la ñu bëgg a démarrer liggéey boobule mu doon bés boo xam ni nag bésu alquran la boo xam ni sopp na bi alxaaji Mor Gueye moo ko xalaat bi may wax président Omar Dem ñëwagul wax naa ne ba mu koy xalaat newuma ca oto ba te waxuma ko def ko ñii seede lañ ca loolu wallahu shahidun ala ma naqul ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel di yëkkati kàddu ci turu groupe sopp na bi Sénégal te mooy kàddu ki nga xam ne mooy njiital groupe gi di alxaaji Mor Gueye sopp na bi ñun ñëpp nag ñu maase xam ni ëwalan alxaaji Mor Gueye sopp na bi doomu daara la comme ñun doomu daara yépp bi mu tollee ci dal jàng way juram di alxaaji Mamadou Gueye bokk ci min kibaari muqaddami Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour borom daara yi fi mu ko yóbbu mu jàngi mooy ca daara ji la ko yóbbu mu jàng alquran jugewul ci jàng alquran jugewul ci jàng alquran ba xam ci alquran kemtulaay la ko ci yàlla mën a xamal mu jàngi alquran ba mu ca génnee demul benn école jàngi leneen dafa dem rek jàngi métier am métier am yàlla suturaal ko may ko wërsëg mu ni lu ma am man alxaaji Mor Gueye sopp na bi yàllaa ma ko jox waaye mu ngi ko jaare ci soppeem ba di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lu waaye am mu ngi jaare ci rasulullahi isil ijaadu wal imdaadu minhu nabiyun bisnatun aynul xusuuni lu waaye am ci àdduna rek yaa ngi ko amee ci rasulullahi mu ni li ma am man alxaaji Mor Gueye sopp na bi dama koy delloo alquran waaye delloo ko ñooñ alquran ñu wax ni képp ku bëgg sayduna muhammad sa cofeel ci bëgg sayduna muhammad ñu ngi koy xool ci alquran noo mel ci alquran alxaaji Mor Gueye sopp na bi ubbi na ay daara jël ay sëriñ daara teg leen fa di leen fay moom ci alalu boppam taaliba yay jàng ca daara ja mu ni bu kenn fay loolu li mu ko def ci ay daara ci réew mi laa yu addu wala yox saa gannaaw loolu nag mu ni naa woote concours alquran li sëriñ Idrissa Gueye wax dëgg la bi mu ko wootee it mu ànd ko ak moom ndax ku ne nag xam na ni ku dëkk ci réew mii di Sénégal xam nga ni boo yëngal dara ci alquran teg ko ci loxo imam Idrissa Gueye teg nga ko ca ka nga xam ne moo ko mën nag dañuy wax ni fas boo ko amee bu ko jox sawaay boo ko joxee sawaay te mënul fas da koy yóbbu fu la neexul waaye jëlal fas fi nga jox ko waayam alaaji Idrissa ku ne xam na ni lu waay di yëngatu ci daara boo ko tegee ci loxoom ci réew mi ak ci biti réew dana am da nga ca am la nga ca bëgg alxaaji Mor Gueye sopp na bi ànd ak moom ci liggéey boobu ëpp na ay ati at wala ñaar fukki at ëpp na ko mu ànd ak moom ci liggéey bi mu ne mooy ànd ak alaaji Idrissa moom muy dooleel daara alaaji Mor Gueye sopp na bi nekk ci groupe bu ñuy wax groupe sopp na bi Sénégal waaye bañ ca àndee ba léegi alaaji Idrissa li mu koy wan rek mooy lu avancé daara lu yokku lislaam lu yokku waa kër Seydina Muhammad mooy ñu xam ne ànd dooleel daara alxaaji Idrissa Gueye moo ko taxawal comme ni mu ko waxee tamit ba mu ko taxawalee dafa ne sëriñ daara yi soxlawuma benn cotisation wala benn contribution képp ku am jafe-jafe sa daara naa ko yëg ci mbaaxam moom alaaji Idrissa moom moo doon jël ci poosam di dimbali daara bëri na daara yoo xamante ni dañoo amoon problème mu toiture seng ñu indi yóbbu leen seng ñoo xam ne dañoo am problème mu ciment ñu yóbbu leen ciment ñoo xam ne dañoo am problème mu ay basang ñu yóbbu leen basang te lu yooyu yëpp ci sama loxo la ko daan teg ñuy dem di ko dox kon ñu xam ni kuy liggéeyal alquran wax dëgg yàlla alaaji Idrissa moo ci jiitu kon président Mor Gueye sopp na bi
choix bi mu def du hasard choix bi mu def xam na li tax mu def ko tax wóor la ko teg loolu sëriñ daara yi duñ ma weddi Alaaji Idrissa képp koo xamante ni sëriñu daara nga fii amel nga ko njukkal ak mbaax rek la ak yaatu waaye wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo doon jonjoog organisation bi te dëkk ci biir mii xami wax dëgg yàlla ñoo gënoon a yell jël kàddu gi waxtaani ko waaye nag ku sañu te bañ sañ a nangu feeñal mbégte li doon incha allahu ak itam ak engagement bu sëkk ki turu conseil des sages ñu di ko tudde majlisul xukama ci ittihaad bi nga xam ne maanaam mooy liggéey ci mbirum daara ci réew mi incha allahu daañu ko yëg xamal leen ni kat lu ni mel am na ci Thiès ci diggante maanaam sopp na bi ak dooleel daara bëgg nañ ci maanaam ay ndimbal technique bëgg nañ ci ay ndimbal ci wet yu ne xam naa ndokk bi nga xamee nga xam ne jury bi constitué wu na ba noppi waaye bu fekkoon ne amoon na ci lu ñuy lëng-lëng yi yaakaar ne ku ne ko wax na nga ko bëggee daañu koy defee incha allah waaye ci teew am na yenn jawaani bi nga xam ne bu ñu ko yëgee buñ leen ko laajee bu ñu ci mën daañu ko ci def di ñaan yàlla nag ñu commencé ko ci bismillahi rahmani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di ñuy ñaan yàlla tamit mu nangu ko ful ko lu ko soob wallahu yudaa'ifu liman yasha lu ko soob ñeel Mor Gueye ak sopp na bi waaye ñeel Hadji Idriss ak waa ànd doole dara ak dëkk région bu Thiès yëpp ak seen daara yëpp ñun daal ñu ngi sant di bég salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Madame Samoura Rokhaya Mbengue, secrétaire générale du mouvement And Doolel Daara de Serigne Idrissa Gueye. Je m'en vais vous lire la déclaration de presse du comité de pilotage du Grand Prix régional de récital du Saint-Coran El Hadji Mor Gueye Sopp Nabi, initié par El Hadji Mor Gueye Sopp Nabi du groupe Sopp Nabi, en collaboration avec le mouvement And Doolel Daara de Serigne Idrissa Gueye. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement coranique au Sénégal, El Hadji Mor Gueye Sopp Nabi du groupe Sopp Nabi envisage d'organiser à Thiès la première édition du Grand Prix régional de récital du Saint-Coran El Hadji Mor Gueye Sopp Nabi en collaboration avec le mouvement And Doolel Daara de Serigne Idrissa Gueye. Cet événement religieux va concerner seulement la région de Thiès. Le promoteur immobilier El Hadji Mor Gueye Sopp Nabi, initiateur de cette manifestation religieuse, a choisi comme coordonnateur Serigne Idrissa Gueye pour superviser le concours régional de récitation du Saint-Coran. Ainsi, 50 élèves des Daara de la région de Thiès vont participer à cette compétition salmodique qui sera organisée le 25 mars 2023 à la promenade des Thiessois. La mémorisation et la récitation du Saint-Coran apaisent le cœur, mais aussi apaisent notre pays. En effet, ce ne sont pas ceux qui maîtrisent le Coran qui peuvent mettre notre pays en danger. Chaque fois que le Sénégal se trouve dans des moments importants, c'est-à-dire face à des tensions qui peuvent entraîner le manque d'instabilité, on voit que ce sont les Ahlul Qur'an, c'est-à-dire les gens du Coran, en se référant du Saint-Coran, qui peuvent ramener la paix. Ces derniers héritiers du système de nos ancêtres, un système qui a illuminé l'Afrique depuis le Dara de Pir Saniokhor et tous les Dara qui ont suivi, nous fait dire donc que ce système est un facteur très important de stabilité et de cohésion sociale. Aujourd'hui, on doit redonner aux écoles coraniques, les Dara, leur véritable place. Il n'est pas étonnant que le président Macky Sall, lors de sa rencontre avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement religieux au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, CICAD, le 28 novembre 2022, s'était même prononcé sur la revalorisation de l'enseignement coranique au Sénégal, l'institutionnalisation d'une journée nationale des Dara,
des subventions de l'État dédiées à l'enseignement religieux, l'instauration d'une prise en charge médicale, entre autres. Le lendemain, en Conseil des ministres, il pressait son chef du gouvernement, M. Amadou Ba, à engager la modernisation de ces daras, ce qui montre que ces structures d'enseignement du Coran, très répandues dans le pays, ont une place importante dans notre société. On a coutume de dire qu'au Sénégal, notre richesse n'est pas le pétrole, ni le gaz, encore moins le diamant si on en découvre, mais c'est la paix sociale et la stabilité qui règnent dans notre pays. Et les gens des daras n'ont jamais cessé de jouer leur rôle de partition dans la cohésion sociale et dans la construction d'une nation unie et forte. Les critères de sélection. Mais auparavant, sous l'égide du coordonnateur du mouvement And Doolé Dara, Idrissa Gaye, un jury composé de 5 à 7 personnes sera mis en place pour effectuer une série de détections, de tests et de sélection de candidats les 18 et 23 mars aux fins d'identification des plus belles voix, en plus d'une bonne maîtrise des techniques de récitation du Saint-Coran, compatible avec une seule version de lecture du Coran, à savoir Warsh, Hafs, Haloun. Parmi les critères de sélection, il est demandé aux candidats de provenir d'un dara connu dans la région et d'être présenté par le dara où il a mémorisé le Coran.